mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci fasante kóllëre gi ak wuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ceeg suñuy diwaan juróomi waxtu moo jot ca Medina Cheikh bisimilah ci xibaar. Adama Ndione. li ci gën a fës daal dina ci bokk feebarub mbas mi Sénégal nag daal dinay jot limuk ñaari téeméer ak fukk ak ñeenti nit ñi ci daal di faatu ñetti ñi ci daal di dooleeku diggante démb ak tey ñeent fukk ak juróom benn cas yu bees daal dinañ koy rek xayma. ne ñu ñaar fukk yi ak juróom-ñaari ay cas transmission communautaire la xayma bés bi kii di docteur Mamadou Ndiaye àdduna ci dinañ ko teewlu ci ndorteelu xibaar yi lay doon mbir mi daal di nag law ba foofee diwaanu nag Thiès ndax junni nit ñi ko daal di nag amee wàññi nañu ko fanweer ak ñetti nit ñi ca daal di nag faatu ña nekk traitement ëpp nañ ñaari téeméer jamono ji ne nag ay jafe-jafe daal di nag am ci feebar bi na muy lawee askan wa daal di cee nag tiit mesure barrières yi ñu ne nag ñu ciy bëri dañ ko daal di bàyyi bokk na ci li ko waral dinañ ci jukki ci wax sa xalaat bi itam dina ci daal di nag bokk feebar boobu juróomi weer muy doxantu ci mim réew donte sax génn nañ ci ay koppar yu bari district sanitaire bu Diourbel ñoom itam seen juróom-ñetteelu ka ki faatu daanaka daal nañ koy rek amal ni ki démb jàpp tey jile gannaaw juróomi weer yooyu le koppar ga ca nguur gi daal di def war a toll sax ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards yi ñu daal di nag mobiliser donte sax juróomi téeméer rek ñaar fukk ak juróom benn milliards yi la ñu daal di nag décaissé bu ko defee nag daal di taxaw comité suivi bi yore wàllu opération fonds Covid 19 dina ci daal di addu yooyu yëpp ci wax sa xalaat bi dinañ ci daal di addu ci kanam tuuti lay doon dinañu desandi itam ci banlieue bu Ndakaaru foofu nag bàjjenu gox yi ñoo daal di takku ngir xeex rek feebar googule desandi ci li nga xam ne nag mooy catastrophe bi daal di nag am ci wàllu nag doxalin bi aju ci wàllu Covid 19 bi ci àdduna wërngal këpp secrétaire général bu ONU la mu daal di nag gis mooy wàllu éducation moom jeexital yu bon la cay daal di nag def moom mbasu Covid 19 bi beneen bi aju nag ci wàllu yëngu-yëngu yi am ci wàllu nag justice bi ba léegi mbir maa ngi woy ndax ñetti fan yi ñu daal di xàppati ci wàllu grève ak SYTJUST di daal di ñaawlu nag agent administration pénitentiaire yu ñu jël bëgg leen tàggal def leen ab greffier ba tax nag ñu daal di ci àddu dinañ ci daal di nag dikk ci kanam tuuti lay doon ci ponk wax sa xalaat yi dina ci bokk toftal ci yeneen xibaar laata ñuy ubbi antenne bi Pape Laye Dieye mën a ci sottandikukaay bi faram fànce Guinness kis lay doon. Adama Ndione. ci kàddu gi ñu daal di koy nag doore ak feebaru mbas mi ak yokkute bañ ca daal di nag nemmeeku mbir mi nag muy lawe te gaaw lool bilan ñi nga xam ne nag ñoo ca daal di nag faatu daanaka dem ba ñaari téeméer ak fukk ak ñeent ci ay nit ñi diggante démb ak tey am na ñett ñi ca daal di nag dooleeku tax lim bi daal di nag yokku ñeent fukk ak juróom benn ci ay wàllante yu bees nemmeeku nañ ko ñaar fukk ak juróom-ñaar yi nekk ñi nga xam ne kenn xamul la leen ko yóbbu di transmission communautaire cas grave yi nekk ci nag réanimation ñeent fukk ak benn ci ay nit yu ñu ne daal ñu ngi leen di toppatoo jamono jile situation bés bi docteur Mamadou Ndiaye muy directeur de la prévention ca ministère santé moo ko daal di amal ñu déglu ko. ci junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti test yi ñu def ñeent fukk ak juróom-benn ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñi nga xam ne ñu ngi jëlee mbas mi ci ay. malade yi ko amoon te ñoo leen ko jotawàll ñu am ci ñaar fukk ak juróom-ñaar cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag mun nañu lim gox yi walla quartier yi Dakar Plateau am na ci ñett Thiès ñett Grand Médine am ñaar Joal ñaar Kolda ñaar Parcelles Assainies am na ñaar Pikine ñaar Dalifort am na benn Diourbel am na benn Guédiawaye am na benn HLM Grand Médine am na benn HLM Grand Yoff am na benn Kédougou benn Kër Massar benn Ngor Virage moo am benn Ouest Foire benn Richard Toll benn Tivaouane Peulh benn ak Ziguinchor am na benn fukk ak juróom-ñeent si ñi ñu entré woon wér nañu bi ñu leen contrôlé kon dinañu génn bés ni ki tey bu ci yàlla ànde ñeent fukk ak benn malade ñu ngi ci réanimation ñett malade ñàkk seen bakkan ci bésu démb altine ñetti fan ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan
ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent téeméer ak fanweer ak ñaari cas positif ci ñooñu juróom benn junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk wér nañ si ñaar téeméer ak fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana te jéggal leen ministère de la santé mu ngi ñaax askan wi ñu gën a sàmmonte ak kàddu yi ñuy faral di fàttali bés bu nekk mais surtout ci bés yi ñu nekk ñi nga xam ne ñu bëre ñu ngi jógee ci yenn gox yi nga xam ne dañoo demoon tabaski di ñibbisi wala di jël transport en commun maanaam oto yi wala ci gaar yi ñu jëfandikoo seeni masque ni mu waree te di raxas seeni loxo ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. ci la ñuy daal di dem nag Thiès foofee nga xam ne nag nee ñu lim nga yegg na junni ci ay nit ñi ñu daal di testé positif fanweer ak ñetti nit ñi ci daal di nag faatu lu war a toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñu ngi traitement jamono jile yi nga xam ne nag mooy rëq-rëq yi ñu cay daal di nag nemmeeku ci feebar bi na muy daal di nag lawe tàmbale naa nag tiitlu ba tax ñu jàpp ne lii des mesures barrières yi ñuy daal di nag woyafal ñu ci bari daal di koy bàyyi bokk na ci li ko daal di nag waral kuréel googu di formation politique bi di sunu naataangi réew ñoom nag ñu ngi woo askan bi yëpp ñu daal di fexe nag ku ci ne daal di gën a jël sa responsabilité wu bopp Thiès Babacar Ndaw. mbas Covid-19 bi di wéy bu baax a baax si diwaanu Thiès si bésub altine ji junni ak ñaar fukki cas ak juróom-benn la ñu noté si biir diwaanu bu Thiès rax si dolli si bésub talaata ji am na yeneen juróomi cas yu bees ñett si Thiès ñaar ñi si Joal fanweeri doomu aadama ak ñett faatu nañu si mbas mi si biir diwaanu Thiès loolu nag jéggi dayoo bu ñu sukkandikoo ci formation politique bi di suñu naataange réew jàpp nag ne tey jii askan wi war nañ gën a xool seen toogaay kenn waratul toog. Lançons directement un appel à la population thiessoise pour leur dire que le coronavirus est une maladie qui existe réellement et que nous devons respecter les mesures barrières. On ne doit plus être ici à répéter quelles sont les mesures barrières. Ne pas saluer les gens, mettre ce qu'on appelle un masque, se laver régulièrement les mains. Ça, c'est une responsabilité individuelle et collective qui engage tous les Thiessois. mbas mi di wéy si Thiès si jamono joo xamante ne nawet bi dugg na waaye te jàpp nañ ne ñoom nekkin mi cadre bi mbalit yi loolu yombalul mbir mi Babacar Diop. tey ñu ngi wax Covid-19 maladie mbalit mënut a indi maladie léegi mbalit boobu jege hôpital bi du yokk maladie doo bàyyi ba muy taw loolu yëpp mairie yi la bon commencé na nag inondation moom bu ñu ko dee wax rek ci Thiès ci chantier de Thiès yi bi mu fi commencé la inondation yi commencé am Thiès mais avant chantier yi di fi am tali yi di fi am bu tawee suuf si naan ndox mi loolu tam lañ ko wax assainissement bi moom du ko faussé da ngay teg assainissement soo ko teg say goudron mais lu bon xanaa mairie waaye dindi salte nag ci canal yi war na koo mën nag budget boobu am na fi mais ils ne l'ont même pas fait tey ñu ngi wax Covid-19 maladie mbalit mënut a indi maladie léegi mbalit boobu jege hôpital bi du yokk maladie. li ñuy bàyyeeku bu baax a baax masque yi daanaka farataalu tuñ ko fii si Thiès ba tax na nag askan bu Thiès rawatina waa suñu naataange réew di ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ñu gën a jël seen matuwaay ñu jàpp nañ ne tey jii Covid-19 bi moom mi ngi wéy di indi ay musiba Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar ci lañuy jàll dem foofee ca Diourbel district sanitaire ba nañu daal dinañu rek xayma seen juróom-ñetteelu nit ki daal di faatu ci wàllu nag mbas mi nee ñu nag lu aju ci wàllu ñaax nit ñeek feebar bi la muy daal di nag wàllante seen i biir am na jafe-jafe la ko gën a yokk nag mooy ñu ci bëri daanaka gëmuñu feebar bi Diourbel Adama Ndiaye. district sanitaire bu Njaareem amaat juróom-ñetteeli doomu aadama bu ñàkk bakkanam ci Covid-19 niki ñeenti fan ci weeru août benn cas communautaire la Njaareem am district sanitaire bu Diourbel am ñeent fukki cas ak juróom-ñett bi mbas mi tàmbalee ba léegi ñaar fukk ak ñaar yi doon ay cas communautaire ñaar fukk ak juróom-benn yi doon ay cas contact lu tolloog fanweeri doomu aadama ak juróom-ñett ñooy ñi nga xamante ne faj nañ leen ba ñu wër ci mbas mi ci Diourbel juróom-ñett daal di ci faatu ñaar nekk ci sous traitement ci fàttali ñi yore masque te mu doon lu war daanaka duñ ko respecté ci yenn lieu public yi ñenn ñi nga xamante ne sax jot nañ cee waxtaan ak ñoom jàpp nañ ne feebar bi amul mu doon jafe-jafe bu ñuy nemmeeku ci wàllu sensibilisation bu ñu war
ci wàllu transmission communautaire. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama juróomi weer gannaaw feebar bi juuxee ci mim réew ak léegi Sénégal nag daanaka lu war a toll ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards yi ñu daal di mobiliser ci juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn milliards yi nga xam ne nag mënoon nañ ko daal di nag génne maanaam décaissé ko loolu nag porte-parole bu comité suivi bi yore wàllu opération fo Covid 19 daal di na ci rek àddu ak rëq-rëq yi nga xam ne nag daal nañ koy am ci liggéey boobu ñuy def moom Momar Daw ñu déglu ko ak Xabsa Iliman Wan. waaw may leeral rek ñun dañ ne nañ xool li nga xam ne moom la nguur gi wax ne moom la dugal ndax ñiñ ko sant dugal nañ ko ak ñi nga xamante ne bii ñoom lañ sant ne nañ distribuer ndax distribuer nañ ko ci nuñ waree kon ñun biñ mujjee gisee ministère de l'économie et des finances nee na daal booy xool ci li nga xam ne li ñu war a génnee ci xaalis la bu doon téeméer la juróom-ñett fukk yi ak benn ak genn wàll dugal nañ ko wala mu ñu waxoon nag actuellement dina changer ndax dina gën a yokk waaye la nga xam ne moom la ñu waxoon ci ne moom la dépense mooy dépense décaissable yi moo ngi tolloon ci 429 milliards yoo xam ne ci 526 milliards yu ñu waroon a génne ndax yeneen yi ay baalu impôt domaine ak yooyu moo koy mottali donc daal ñoom jàpp nañ ne daal li nga xam ne moom mooy xaalis bi nga xam ne état moo ko waroon a génnee muy xaalis liquide waaw 81% yi daal 0,6 maanaam def nañ ko ki lijjanti nañ ko ba joxe ko moo jëm ci lépp loo xamante ne bi mooy xeex mbas bi maanaam ñoom daal tardé luñ benn yoon xaalis yi nga xam ne prévoiroon nañ ko pour dugal ko waaw il faut ngeen xam ne nag xeexu mbas mi dafa bari ay pàcc yoo xam ne mooy pàcc yi ñu waroon a lijjanti benn bi mooy dimbale askan wi ci seen coono yi mooy fexe ba ñu ndimbal mi nga xam ne mooy ceeb bi diwlin bi suukar bi ak pat yi ak saabu bi yëpp koo xam ne bind nañ la ci liste yi nga mun cee jot loolu nag ministre bi yore woon loolu nee na moom pare na liggéeyam am na ay réclamation yu bari yuñ ko kon daal jàpp nañ ne mi ngi dox liggéey baa ngi dox mais pareegul parce que bilan yëpp pour mu mun a terminer il faut que action yi nga xam ne moom lañ prévoir yëpp liggéey ba terminer. juróomi weer gannaaw gi ñuy xeex ba tey Covid 19 bi di bas mi ngir mu daal di fi nag jóge la ñu daal di nag nemmeeku mooy ba léegi daal solub masque bi sax ñu ci bari daanaka duñu ko def askanu Sénégal itam dafa mel ni daan yi nga xam ne police dina leen ko teg ak yi ni mel la ñu gën a ragal que daal di nag toppatoo seenu nag wàllu yërgu-yaram constat beeg Aïssatou Gueye Ba. geste barrière yi dañ ko daal di tegee fële takkatuñu itam masque yi. ci gox yu bëri li ci gën a doy waar mooy li ñu gën a ragal mooy daan yu leen takk der yi di teg bu ñu leen jàppee juróomi weer bi fi mbas mi duggsee ba tey delloogul ginnaaw te loolee taxul Sénégalais yi jële ci jàngat loolee nag la kii seetlu bi mu fi dëkksee ba tey. J'ai essayé de sillonner Ouakam, Bentali, Dakar. man nag jëm naa doxantu ci gox yu bëri fi ci mel ni Wakaam benn tali wala Dakar yëpp sax waaye li ma gën a seetlu mooy xale yi nekk ci terrain yi di football sax mën na nekk ci terrain yi di football waaye du ñu sax takk masque waaye il suffit ñu génn ci biti gis takk der yi rek si la ñuy solee seeni masque loolu nag day wane rek ne xale yooyu takk der yi sax lañ gën a ragal que seen wér-gu-yaram. Que leur propre santé. takk der yi dugal lañ ci seen loxo wala sax dugal ci seen loxo ba tey waaye mu mel ni dafa wàññeeku bu baax. dëgër laay bi amoon ci njëlbeen ba moo fi nekkatul. kii nag di ab sénégalais ne faaw rek ñu daal yokk daan yi gouvernement bi warul bàyyi loxoom ci lu jëm ci loolee. te gouvernement bi la commencé parce que ñoom ñoo waroon joxe waaw bon exemple wax nit ñi daal nañu gën a continuer si li ñu nekkoon te ku ñu gis ñu kii la ñu jàpp la wala ñu defal la benn amende mais malheureusement loolu amu fi. gouvernement bu Sénégal daal di jël matuwaay yu bëri waaye ba tey taxul mbas bi mi ngi fi juróomi weer ba tey te law mi jeexagul kii nag di ñu wax rek ne pexe bi ci ëpp nag mooy sénégalais bu nekk daal di see dugal loxoom ñu daal di rek àndandoo respecté lii di geste barrière yii la. mais bu ñu toppoon mesure yi li ñuy waxoon mesure barrière yi dafa simple raxasu masque sa bopp bu ñu bëggee lii di gaaw fi dañ il faut que gouvernement bi jëlaat encore mbir mi ci loxoom dénkaaniwaat encore policiers yi ne leen comme quoi mu ngi def lu war. parce que sénégalais dañoo ragal fonction de justement wax nañ encore ñu gën a dëgëral seen kii bu ñu ko defee rek lii dina am.
ba tey desandi ci riposte bi di jaamarloo ak feebar boobu ca banlieue bi bàjjenu gox yi ñu ngay daal di wër quartier yi ak barab yi nga xam ne nit ñi dañ ciy daal di dajaloo lu bari ngir daal di leen nag ñaax ci jafe-jafe feebar googule ci la ñu daal di dem marché Zing Pikine foofee nga xam ne nag nit ñi wax waa troisième âge mag ñi wala màgget ñi faral di fa nekk daanaka seen grand place boobu sax jot na visitu ay bàjjenu gox banlieue Moussa Thiam. ñu ngi ci grand place Pàkk Ginaar foofee ca marché Zing bu Pikine bërëb bi le nag grand place la boo xam ne nag ay mag ñoo fiy bëri di toog naam bu nekkee am na ñoo xam ne ñoo ngi waxtaan ci lii di situation dëkk bi ñenn ñi dañuy bëri toog di jouer ci seen i damier dañoo dalal benn soxna boo xam ne bàjjenu gox la ci lii di situation mbas mi. man léeg-léeg nooyi gi daf may sonaa ma daal def nii. waaw des fois sax mën nga def nii mais après dama njëkk a daanu sax. su fekkee ne yow da nga nekk sa biir néeg bu la neexee nga def nii sa masque bu fekkee ne yow wéet nga damay dindi masque wéet nga mën nga def. soxna Ndeye Sall moom bàjjenu gox la foofee ca Pikine Nord jàpp ne nag lii di situation mbas mi ëlëm na askan week autorité yi boo tax ni ñoomee ñii di bàjjenu gox ñu sob si seen loxo. doy waar moo tax ñu jël ñu ñuy wër ci koñ yi di dugg si biir kër yi di seet grand place yi dem ci marché yi pour di leen sensibiliser ñuy takk seen masque di leen laajaale en même temps nan la ñu xam fan la niveau feebar bi toll ñu xool ba xam ndax ñoom xam nañ feebar bi ni mu garaawee wala déet parce que am na ñoo xam ne dañ ko xaw a négligé te troisième âge bi la gën a aayal loolu moo tax ñu topp leen di leen topp porte à porte di leen wër ñuy takk masque. pareegul wax nag benn waay ñëw nag ngir toog ci grand place bi te takkul masque foofee nag la commencé di ñaax waa ji ngir mu soppi doxalin. kii sama càmmeñ la war ngaa takk masque en tant que boucher nekk ci biir marché bi war ngaa mën a takk masque soo amul masque ma jox la masque léegi nga takk waaw parce que waaw lu tax dama ko fàtte sëñ bi maa ngi jégalu baax a baax. loolu daal boo ko defee dinaa kontaan. naam bu nekkee nag jamono ji nemmeeku nañ ni ñiy faatu ci Covid bi daal bëri na lool Vieux Gadio bi nga xam ne nag daanaka ancien militaire la moom beneen gis-gis la am ci ni ki mel. d'accord feebar bi am na mais ku war a dem da ngay dem rek. waaw pexe bu la xëy noonu. waaw yow dafa ndànk nga wax la man kii la waaye moo man. wuuteeg bu baax nag ki nga xam ni moo di Mbacke Sow mi nga xam ni jàpp na ni jamono ji daal tiitaange jàpp na ko. léegi kenn mënatu la seeti kenn ku gàttam xel nag da nga meri nit ci boo xewlee parce que feebaru corona bi moo ko waral. ci mbas mi nu muy lawee nag ci dëkk bi jaaxal bu ëlëm lool ñi nga xam ni nag ñoo di autorités yi waaye mel ni askan wi dañoo fuyu bàjjenu gox yi soobu nañ bu baax sensibilisation yi El Hadj Moussa Thiam lañ joti xibaar yi fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. Moussa muy musiba mi daal di nag dal ci ab génération rawatina ndaw ñi ONU loolu la ñu daal di gisee jeexital yi bàyyi ko ci wàllu Covid 19 bi ci li jëm ci wàllu éducation njàngale mi looloo waral seen secrétaire général Antonio Guterres daal di nag wane tiitaangeem daal ak nañu war a fexe ba lii di dellu siwaat ci l'école yi ñu def ko ab priorité Adja Issa Niang. mbas mi di Covid 19 dafa laal secteur yu bëri bokk na ci wàllu jàng weeru mars ba léegi ay millions yi xale ñoom ñoo dematul l'école loolu indil tiitaange secrétaire général ONU mbootaay xeet bi moom sax dafa ragal ne lii ab jéya la boo xam ne dafay laal génération lëmm Antonio Guterres daal di xamle li ni mel gannaaw ba mu nemmeekoo na école yu bëri dañ leen a tëj ràpp gannaaw coronavirus ba mu lawee ci àdduna si ba ñu xaymawee sax ndongo yi nga xam ne mbir bi dal na leen ëpp na 1 milliard Antonio Guterres daal di xamle tiitaangeem ci ab message bu ñu siwal ci mardi ji moom nag nee na jamono yi dañu jàkkaarloog ak catastrophe boo xam ne génération lëmm la laal te bu ñu moytuwul dana tax lépp loo xam ne ay jéego lañ ko defoon ci wàllu progrès ñu dellu ci gannaaw mbootaayu xeet bi nag bëgg nguur yi daal di jox priorité li nga xam ne moom mooy wàllu jàng bi ci bépp dogal bu ñuy jël mu jëm ci wàllu koppar bu ñuy génnee nee nañ nag faaw dellu ci l'école yi nekk loo xam ne yitteel na autorité yépp ci àdduna si ngir ndongo yi mën a dem jàngi waaye kat mu nekk ci anam yoo xam ne kaaraange yépp ñooy mat ñu jàpp ne nag mbir bi dafa nekk lu jéggi dayo ci yenn réew yi nga xam ne ñoom balaa mbas bi sax dañoo amoon ay jafe-jafe ci wàllu jàng rawatina ñàkkum koppar bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci fii ci Sénégal moom jàng bi dakkaloon nañ ko fukki fan ak juróom benn ci weeru mars boobook léegi nag jàng amatul ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin la ñu jël classe yu amal examen ñu dellu jàngi ñeneen ñi nga xam ne ay classe intermédiaire lañ ak université ñoom jàng amatu fa donte jël nañ ay matuwaay fexe daal ñu daal di wéyal gëstu bi ci wàllu internet waaye bëri na ñuy yëngu ci wàllu école gis ne daal loolu doyul dañu ragal bu baax a baax ne jàng dana nërmeelu gannaaw mbas mi.
boobu jamono nag waa cadre unitaire syndicat bi ëmb ñu yëngu ci wàllu paj mi di santé ñoom ñu doon am doxub ñaxtu bàyyi ko NDS jëm ba ministère santé ak action sociale la ñuy sàkku nag mooy anam yi ñu nekkee di liggéey waaye itam seen i ndàmpaay ñu daal leen koy rek jox ne ñu nag dàq ñu ba la ñuy duppee rétention note maanaam képp koo xam ne nag da ngay daal di nag def consultation wala daal di faju lépp li aju ci xibaar ci yow ñu daal di koy nëbb coordonnateur bu kuréel gi di Cheikh Seck di ci dellu si ñu déglu ko ak Ismaïla Marcel Colli. tey jii ku nekk xam nañ dañ doon waxtaan ak gouvernement mais ci biir waxtaan boobu gars yi dafa mel ni faale wuñu joxuñu ñu cër respecté wuñu li ko waral moo di am nañ loo xam ni du ñun ñoo ko demandé c'est-à-dire loo xam ni ci Afrique bi yëpp moom moo am loo xam ni ci monde bi yëpp moo am ay nit nag mënuñuy jàng yor seen i lijaasa yor seen i diplôme depuis 2009 ba tey ak léegi 11 ans fukki at ak benn amul benn secteur boo xam ne amul réforme desul lu dul nga intégré ñooñu seen corps am na ñoo xam ne dem nañ ba dem à la retraite te amuñu avantage statutaire lié à leur diplôme ñaareel bi moo di tey ji li jëm ci régime indemnitaire ñun dong ñooy nekk dans le secteur de la fonction publique ñoo xam ni amuñu indemnité de logement ñeneen ñi boo leen déggee lu ñu lay wax dañ naan la 100 000 francs yu ñu jox doyul mais ñun 1 franc amuñu ko leneen li ci topp moo di indemnité de risque mais kan moo ëpp risque ki nga xam ne tey ji day manipuler ay sang bi nga xam ni kenn xamoo lu ci nekk xamoo virus sida mi ngi ci xamoo virus hépatite mi ngi ci xamoo beneen feebar mi ngi ci te da nga koy manipuler te bu paree blouse ba nga xam ne moom nga yoroon hôpital sax du la ko fóotal sa kër nga koy yóbbu ñu fóot ko ñu yaakaar ni sax même agent de sécurité yi mérité nañ indemnité de risque mais agent de sécurité bi yor na armam te day gis ennemi am ça veut dire ennemi am bu ñëwee mën na ko tirer mais ñun duñu gis suñu ennemi ça veut dire que tey jii nit daanu na feebar xamul sax fu mu jëlee feebar boobu mais ñu yaakaar ni loolu au moins nga mën a indexer loolu boo demee sax ñu mën la def mais leneen li gën a garaaw nekkul foofu c'est-à-dire tey jii 140 000 fonctionnaires lan ci 140 000 fonctionnaires yooyu agent de santé yi 8 000 kese lan est-ce que mën nga concevoir ñu ne da nga am bëgg am couverture maladie universelle nga am 140 000 fonctionnaires enseignants yi macha allah nekk 97 000 ñu ne santé 8 000 kese la te ci 8 000 yooyu 2 000 yi sax duñ ay personnel soignant loolu ban dëkk moo bëgg a am avenir pour mën a def loolu li gën a garaaw mooy sax balaa ngay recruter da ngay former mais tey jii mën nga concevoir tey jii ñu ne la école de police 5 policiers lañ fay former wala nga ni gendarmerie 5 gendarmes la ñuy former wala nga dem enseignant nga ni 5 enseignants la ñuy former biir école bi première année xam nga ñaata étudiants ñoo fi nekk 5 mais nan la ñu mën a gëmloo ni Sénégalais yi naan budget bi mi ngi yokku c'est-à-dire 2012 120 milliards la actuellement ñu ngi ci 200 milliards te 200 milliards yooyu ca lañ ko war a investir kan moo lekk xaalis bi gis ngeen mbas mi nu mu demee 64 milliards la ñu wax ñun de gisuñu ko hôpital te li ñu fas yéene mooy grève bi ñu def tey ak suba parce que question bi du question par rapport même dialyse yi à part les urgences rek la ñu def mais yeneen yi defuñu ko c'est pour montrer aux gens que le système est entre nos mains li ci des mooy rétention d'information boobu à part 31 août dinañ ko appliquer mooy bépp lu information yoo xam ne war nañ ñëw war a wàcc dootuñu ko jox parce que tey ji 80% wu budget de santé yëpp pratiquement ay bailleurs ñoo koy financer. Sud FM. grève SYTJUST ñu daal di ci nag tab bi ñoom nag xàppatiwaat nañu ñetti fani grève syndicat bi ëmb liggéeykatu justice yi di ñaawlu doxalinu nag tutelle bi ministre bi leen ëmb gis nañu daal dafay tàggat ay agents yu fare ci administration pénitentiaire ngir ñu mën a taxawaayu nag greffier waaye la ñu daal di gis ñoom waa SYTJUST mooy fanweer ak juróom-ñetti agent administration pénitentiaire boobu ñuy daal di nag tàggat du ñu mën a matale téeméer wala junni ak ñaari téeméer liggéeykat yu justice ak ñeenti téeméer yi nga xam ne nag ñooy greffier yi secrétaire général bu SYTJUST di maître El Hadji Aya Boun Malick Diop ñu déglu ko ak Mame Diarra Da Silva. sunu grève bi du ñoo nekk ci taxawaay ba ñu amoon rek ndaxte maître Malick Sall ministre de la justice dafa teg ay acte d'agression contre nos droits dafa ñëw fekk travailleur de la justice yi am ay droits yu leer yoo xam ne ay décret yu président signé ak ay protocole d'accord yoo xam ne état du Sénégal ak SYTJUST ñoo ko signé woon après ay négociations moom ba mu ñëwee au lieu mu wéyal loolu au nom du principe de la continuité de l'État moom dafa jékki-jékki rek ne day dindi loolu yëpp ndaxte lan ñun duñoo toog lu yàgg gis ne ko yëngatuwul ñu critiquer ko te loolu xëy na critique yooyu ñoo ko neexul ñu koy xamal nag nous sommes dans un état de droit nit bu xasee ba am ay droit kenn mënu koo foqati Sénégal état de droit la Sénégal du état voyou léegi nag lii xew mooy sunu crise bi dafa commencé jàll jóge ci drame nekk léegi comédie ndaxte gis nañu léegi lu maître Malick Sall di def mooy jël ay gardiens de prison ñooñu xam ne ay mandaari ak ay sambabooy la ñu war a garder ne leen di former ci 10 jours pour ñu suppléer 1200 travailleurs yoo xam ne ñoo dem grève parmi lesquels am na 400 greffiers xam nga ne loolu du solution li solution mooy mu nangu dialogue bi bàyyeeg travailleurs de la justice yi seeni droit loolu moo taxoon président Macky Sall fal ko mais président Macky Sall falu ko woon pour muy créer crise bu toll nii crise bi amu fi woon place ndaxte dépassé woon nañ ko ba pare.
ci la ñuy daal di nag digg ci bile xibaar bàyyi ko ci kii di Idrissa Seck moom mi daal di xam ne nag ci la nga xam ne yoon santaane na ko mesure barrière yi ñu jël ko dem ci nag bokk ci rassemblement boo xam ne la ca ëpp daanaka ëpp na fukki nit nee na daal mu ngi xamle opinion mi de daal moom du teew foofee nga xam ne nag mooy levée du corps bu cousin boobu di Alioune Badara Niang ñu fas yéene ko amal hôpital principal ni ki ëllëg muy fàtte nag askanu Sénégal ñu daal di jël seen matuwaay moom Idrissa Seck bu ko defee ñu mën a xeex mbas mi ndax réew yi nga xam ne yaakaaroon na dina sax daal nañ koy rek daanaka mu nga cay daal di nag dellu siwaat nee na nag li nga xam ne mooy métitu ak li nga xam ne nag mooy bokk naqar daal na koy rek def ak kii di Alioune Badara Niang ñii di xaritam ak àndandoomam yi yëpp mu ngi leen di daal di nag yéggee li nga xam ne nag mooy seeni njaal ci bataaxal bi nga xam ne nag moom fësal na ko moom Idrissa Seck mu wax ne daal ay njaalam mu ngi koy yéggee njabooti kii fi daal di bàyyeekoo ci la ñuy tàbbi ci cong yi amoon ci loko bu journal Les Échos ministre bi ñu dénk wàllu culture ak communication Abdoulaye Diop moom nag daal dina ci rek addu ci boobule jamono ki mbu kuréel googu nga xam ne mooy appel itam di yëngu ci wàll wi ñooñu itam ñaawlu nañu doxalin bi ni mel Adja Ndeye Marème Ndiaye. képp ku yëngatu ci wàllu tasub xibaar daal dinay naqarlu caxat-caxate yi nga xam ne def nañu ko jëmale ko ca bërëb yoo culikaay bi di Les Échos nekk joriñ gu ñu dénk wàllu aada di ministre Abdoulaye Diop moom it ma ngay naqarlu li ni mel ci biir ma ngay naqarlu li ni mel ci ab communiqué ga mu yónnee ca APS Abdoulaye Diop daal di ne xamle ne Sénégal dëkk la boo xam ne état de droit la dëkk boo xam ne it liberté de presse nekk na nag lu fi sax te it du ñu nangu kenn di ko caxat-caxatee loolu nag moom moo tax ba naqarlu na nag jëfin goog nga xam ne moom la ñu nemmeeku ca journal Les Échos njëriñ gi daal di ci yokk di xamle ne moom ma ngay jàppale bu baax a baax directeur de publication bu journal Les Échos ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee beneen kuréel di association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne ñoom it di naqarlu li nga xam ne nag moom moo jot a xew foofu nga xam ne moom mooy ca journal Les Échos ñoom ñooñu di waa appel di woo képp koo xam ne nag da ngay yëngatu ci tasub xibaar ngir ñu taxaw temm fexe nag ba ñaawteef goog nga xam ne moom la ñu amal ci biir journal Les Échos dootu fi amati te it ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaawteef googu ñu daal di leen teg loxo li ni mel tamit moom la waa forum civil daal di xamle ñoom ginnaaw ba ñu naqarloo nag caxat-caxatee ga ñu nemmeeku ci journal Les Échos ay naataangoowu Birahim Seck daal di nañuy soññ nguurub Sénégal ngir mu daal di ubbi ab l'enquête xool nañ ñoo def li ni mel ngir ñu war leen a mën a teg loxo section sénégalaise bu Transparency International di ñaan gouvernement bi ngir nag li nga xam ne moom moo jublu ci wàllu liggéeyam moom mooy fexe nag ba aar kaaraange képp koo xam ne da ngay yeewoo fii ci mim réew ñu daal di koy gën a dëggal ngir fexe rek ba jàmm gën a sax fii ci biir réew mi ñuy fàttali ne journal Les Échos ñoom dañoo fësaloon benn information boo xam ne dañ ciy wax ne ki jiite daayira Moustarchidine wala Moustarchidaty di Moustapha Sy moom dafa am feebar bi di Covid-19 ba sax ñoo ngi ko yóbbu fa li nga xam ne moom mooy ci hôpital principal bu Dakar ngir saytu wér gi yaramam. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi mooy Momar Ndao di dellu siwaat ci mbirum comité bu force Covid 19 koppar bañ ca daal di nag def ak liggéey ba tolluwaay bi donte nag mbir mi mu ngi wéy di def rek ay musiba ñu teewlu waxtaanam ak xam say li ma doon. Momar Ndao Sud FM mi ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax. yow yaa yore kàddu comité de suivi des opérations jëmale ci wàllu force Covid 19 juróomi weer ginnaaw ni mbas mi duggee suñu réew ndax mën nañ am bilan bu njëkk jëmale ci liggéey bi ngeen jot a def. waaw may leeral rek ñun dañ ne nañ xool li nga xam ne moom la nguur gi wax ne moom la dugal ndax ñiñ ko sant dugal nañ ko ak ñi nga xamante ne bii ñoom lañ sant ne nañ distribuer ndax distribuer nañ ko ci nuñ waree. kon ñun biñ mujjee gisee ministère de l'économie et des finances nee na daal booy xool ci li nga xam ne li ñu war a génnee ci xaalis la bu doon téeméer la juróom-ñett fukk yi ak genn wàll dugal nañ ko. wala mu ñu waxoon nag actuellement dina changer ndax dina gën a yokk waaye la nga xam ne moom la ñu waxoon ci ne moom la dépense mooy dépense décaissable yi moo ngi tolloon ci 429 milliards yoo xam ne ci 526 milliards yu ñu waroon a génne ndax yeneen yi ay baalul impôt domaine ak yooyu moo koy mottali donc daal ñoom jàpp nañ ne daal li nga xam ne moom mooy xaalis bi nga xam ne état moo ko waroon a génnee muy xaalis liquide quoi 81% yi daal 0,6 maanaam def nañ ko ki lijjanti nañ ko ba joxe ko moo jëm ci lépp loo xamante ne bi mooy xeex mbas bi maanaam ñoom daal targeluñ benn yoon xaalis yi nga xam ne prévoiroon nañ ko pour dugal ko
waaw il faut ngeen xam ne nag xeexu mbas mi dafa bari ay pàcc yoo xam ne mooy pàcc yoo yi ñu waroon a lijjanti benn bi mooy dimbale askan wi seen coono yi mooy fexe ba ñu ndimbal mi nga xam ne mooy ceeb bi diwlin bi suukar bi ak pat yi ak saabu bi yëpp koo xam ne bind nañ la ci liste yi nga mun cee jot loolu nag ministre bi yore woon loolu nee na moom pare na liggéeyam am na ay réclamation yu bari yuñ jot ndax xam ngeen ne état bi dafa defaloon benn liste boo xam ne yàgg na tuddee ko registre national unique ñu def ci ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe daal ñoo xam ne soxla nañ ndimbal léegi nag bi nga xamee ne président nee na dina jox ndimbal bi 1 million de personnes te ñooñu boo koy xool xaaju million bi la ñu ne kon nag beneen xaaj bi dinañ ko mottali pour que ñi nga xamante ne bi ñoom tamit am nañ jafe-jafe te biñ bokkuñu woon ci liste yi ñu mun leen cee yokk ñu ne nag quartier bu nekk dina am ay commission yoo xam ne ñoom ñooy seet ñi gën a am jafe-jafe ci quartier yi boole leen ci waaye léegi-léeg buñ defee seen liste ba pare la ñuy am ci ay nit mooy ëpp la nga xam ne moom lañ jaglelee quartier boobu su ko defee léegi-léeg am ñoo xam ne dañ leen di bind ba pare te bu dimbal bi ñooy du yegsi ci ñoom loolu mu nekk ay jafe-jafe am na tam ñoo xam ne dañoo nekkoon ci liste bi nga xam ne moom mooy liste registre national unique bi te xaj na ni nga xamante ne moom lañ ci nekkee baaxul ñu war leen a dindi changé leen am ñoo xamante ne bii tamit li nga xam ne moom mooy registre national unique bi dañ leen cee bind ba pare te jotuñ mbir yi jotuñ ñi nga xam ne mooy dimbal am na ñeneen ñoo xam ne ñoom itam nee nañ waaw dañ leen dindi rek uniquement pour des questions politiques yooyu yëpp bokk na ci ay réclamations yoo xam ne jot nañ bu leen fàtte tamit ne ginnaaw li nga xam ne moom mooy ceeb diwlin bi ak suukar yeeg yooyu am na yeneen pàcc ndimbal yoo xam ne état dafa waxoon dina ko dimbali nit ñi mooy li jëm ci transporteur yeeg yooyu ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy ñi nekk bitim réew ñoo xam nga am nga 12,5 milliards yoo xam ne nee nañ ñi nekk bitim réew am mbas mi wala am ku ci faatu wala ñoo xam ne seen liggéey daf cee am jafe-jafe ñooñu ñëpp dañ leen waroon a dimbale donc loolu itam ñu ngi dox pareegul ñu ne itamit li nga xam ne moom mooy entreprise yi ku ci am jafe-jafe aussi nañ seet nuñ la dimbale ba tax nga mën a génn ci jafe-jafe yi loolu itamit banque yi bil nañ leen fa ay ligne de crédit yoo xam ne ku ci am jafe-jafe boo demee banque bi lebal la ba nga mën a lenqale ko donc yooyu yëpp daal dafa yaatu liggéey bi dafa yaatu am na yoo xam ne ay baal yu ñu leen war a baal ci li nga xam ne moom mooy impôt yeeg yenn taxes yi ñu war a fay léegi nag yooyu yëpp nag au fur et à mesure xam ngeen ne tamit ndox mi ak courant bi am na ci ndimbal boo xam ne ñu ngi ko ci defoon ndimbal bi nag d'ailleurs sax bu jëmee ci courant bi Senelec dem na ba nee na sax li nga xam ne moom lañ prévoiroon ci ay nit romb nañ ko ndax au lieu de 973 000 personnes dem nañ ba ay 1 million quelques ménages yoo xam ne jot nañ ci li nga xam ne mooy ndimbal bi kon daal jàpp nañ ne mi ngi dox liggéey baa ngi dox mais pareegul parce que bilan yëpp pour mu mun a terminer il faut que action yi nga xam ne moom lañ prévoir yëpp liggéey ba terminer. dañ bëggoon xam rek puisque OMS xam le ne daal mbas mi moom demagul lan mooy jéego yi nga xam ne moo leen dese. waaw pour ñu xeex mbas mi am na benn fànn bu am solo boo xam ne mooy communication maanaam fexe ba nit ñi xam nan lañ mën a def ba wàññi doole mbas mi ci biir dëkk bi maanaam mesure barrière yeeg li ñu war a solee ay masque ak li ñu war a moytoog li ñu war a doxale mais loolu dafa des ndax ñu bari dañoo xamul ba tey dañoo gëmul sax ne mbas mi am na ñu bari dañuy dégg noonu rek mais gëmuñ ba tey li nga xamante ne bii noonu la mbas mi mel donc il faut que état bi gën a def effort ci côté boobu beneen côté bi mooy ci mbirum pàcc mi aussi ñu gën cee jublu pour xool ndax fi mu nekk nii nu feebar bi gën a yaatoo rek ñuy war a am ay jafe-jafe ndax xam ngeen ne cas grave yi dafa am niveau boo xam bu fa tolloo suñ matériel yi dafay néew par rapport ak cas grave yi donc daal yooyu yëpp daal yàpp nañ ne daal buñ jubloo ci côté yooyu yàlla mun na ci def jàmm comme tam feebar la boo xam ne day mun na sax mun na virus bi mun na sax def mutation maanaam changer gën a néew doole wala gën a am doole donc loolu yëpp yàlla daal moom mun a wax exactement fan la mbir mi jëm daal ndax amagul benn xayma boo xam ne daal mun nañu wax ne fii la mbir mi jëm ndax dara leeragul ci ndax loo xam ne loolu àddina bi yëpp mënagul a gérer la. Sud FM mi ngi lay sant di la gërëm Momar Ndao. jërëjëf.
88 628 98 98 Pape Laye Diétaye wax sa xalaat bi daanaka nag ñu daal di ci jukki wàllu Covid 19 bi ak nombre de morts yi daanaka yokku na ñaari téeméeri tegal fukk ak ñeent waaye itam li aju ci wàllu mesure barrière yi nit ñi daal di gën a bàyyi seen i loxo Thiès la mu fa daal di def Diourbel daanaka seen juróom-ñetteelu ki faatu amal nañ ko ba ci fond Covid bi milliards yooyu ñu daal di waxtu ñu dalal ci Momar Ndao grève SYTJUST ci la daal di nag bokk ñetti fan ci wàllu grève ak la ñuy daal di nag ñaxtu syndicat yi ëmb wàllu santé ñoom itam ñu ngay daal di nag ñaxtu 88 628 98 98 ñu jël ku jiitu ci ligne bi allo. waaw asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam waaw. Adama maa ngi lay nuyu di siyaare. maa ngi lay fay. di siyaare bu baax sama ñetti ustaas Sow de ñaan gudd fan ak wér xéewal di leen wax ak ñu dolli ñaan yi bu baax a baax parce que ñaan yi am na solo ndax li tax ñuy ñaan lépp. ñu ngi ci àdduna bi jógee gi fi muy jàngoro dina xus ci Sénégal di gën a yokku. ñaan bu baax daal ñaan yàlla delloo ko ca gannaaw ndax jullit moom ñaan mooy ngànnaayam. nañ fa def ñaan yi ngi leen di ñaan bu baax gudd fan ak wér bu loolu jàllee nag masque ak mesures barrières yi na ko nit ñi respecté comme ni ñu leen koy sant ñu jàppoo ko noonu parce que mbir mi nekk na ab sew boo xam ne si jàngoro ji doo xam fu muy bàyyi ko ba dugg ci kenn wala mu dugg sa mbokk wala mu dugg sa paara kon nag nañ ñëpp jël seeni matuwaay nañ ko mane te bañ a bàyyi masque yi li lay rusooli nañ takk ay masque ndax jàngoro ji dellu gannaaw génn réew mi waaye daay diini mën ko booleeg ñaan ak fagaru yaakaar naa daan tàggu moom leneen li ci des ñeen ñi journaliste yi nga xam ne ñooy bind ci kilifa yi ku ciy bind li ngay bind ko xoolaat ku baax parce que kilifa gu yorog njaboot am na yoo xam ne boo ko ci bindee ci xol lu neex seen liggéey la ñuy def malgré mais nag am na yoo xam ne boo ko gisee da nga xam ne yii mën naa yee fit na nga bàyyi ko ndànk bu waree siiw si waaye fexeel ba bu mu siiwee ci yow ñu lay ci indil benn jafe-jafe ndax kilifa gu ne dafa am gannaaw ñu ko yaakaar ñu ngi koy déglu kon boog nañ ciy def doucement daal ndax fit na daal moom lépp lu koy yee baaxul bañ koo wax sax moo ko gën ndax jàmm moom sëñ Tuubaa nee na gisuma lu gën jàmm ci àdduna gisuma lu gën jàmm yow ma fay am gën jëm ëllëg kon nañ ñaan jàmm te di ko def ñaan yàlla mbas mi jóge fi milliards yi ñu ci dugal wax di yàlla ku ne xam ne ne xaalis moom dugg na ci ndax moom mbas mi boo amee ba léegi gouvernement bi teggu seen loxo di joxe ay ndimbal di jëndi ceeb jëndi saabu di def ay effort yu ne def nañ ko ku bëgg defe ni jàngoro ji dana fi gaaw a jóge mais mbir mi dafa dëgër bopp fas yéene dëkk ak noonu kon nag comme day dëkk ak noonu nan ko waajal fas yéene dëkk ak moom ba du lor noonu itam du lor sunu njaboot ndax loolu rek moo ci des fii ne mais bu ñu ko sàgganee kenn ku ne tekk say masque sànn lu ñu wax ñu ne gars yi ñuy wax rek nangam dañuy def erreur bu rëy boo xam ne bu ñu koy regretté day fekk trop tard fekk passé na fokk li ñuy wax ñu di ko déglu di ko jëfe jërëjëf sëñ bi kon nag jeexal na ñaari similem joxe na xalaatam itam Pape Laye ñu jël keneen allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw. allah Cheikh Adama. waaw. Oustaz na nga def. waaw maa ngi fi. maa ngi lay nuyu di leen ziar man Alaaji Saasi Mboup. Alaaji Saasi waaw ñu ngi lay delloo ziar it. waaw di nuyu ci technicien bu baax a baax a baax. waaw kay jërëjëf. Oustaz nag di nuyu mbokk moo xam ne rajo bi rek moo la boole ma nga États-Unis Moustapha. saa yu duggee ji ma nuyu ko. maa ngi koy bëggee baax a baax. waaw Oustaz. waaw. li ma jëm daal mooy ci wàllu jàngoro ji rek. di gërëm nag ku ñuy wax Idriss Seck. ndax dégg ñu ay kàddu Oustaz ñun fexe mu nu mën a am. ba xeex jàngoro ji ba jàngoro ji fi rek. loolu la soxla kon Idriss Seck taxawaayam boobu suñu sañoon ñëpp am taxawaay bu mel noonu. ndax xeex jàngoro ji mu jóge ci ñun loolu moo ñu gënal kon kàddu yooyu am na solo. ñuy ñaan ñëpp def ni moom pour jàngoro ji jóge fi nañ ko xeex. Oustaz dégg naa léegi. ñu wax ku bàjjenu gox. bàjjenu gox baax na lool. mais dafa am lu ko gën a efficace. mooy gendarmerie ak police. man de xombal ji ma dëkk. gendarmerie bii ci xombal bii daa xombal bii. waaw Oustaz ñu ngi liggéey bu mucc ayib ne ko ministre de l'intérieur yëpp. saa yu xëyee guddi ak bëccëg ñu ngi ci mbedd mi. ku takkul masque ñu yóbbu la brigade nga fay ay amende. comme la majeure partie dañoo dëgër bopp. te dëgër bopp gi moom da ngay indi réew mi mu ci mbabb ko mën leen di ci réew mi. léegi li koy faj mooy lii moo koy faj. ku lu jàpp yoroo masque ñu yóbbu brigade sa nga xombal nga fay. ñuy ñaan nañ ñëpp rëy ci waa xombal brigade yi ak commissariat yi. ay waay yooyu war a seel ñu génn ci mbedd mi. Sénégalais yi bëgguñu ko waaye seen poos ci amande tey bi soit doo ko amande. nañ takk masque yi jàngoro ji jeex ci réew mi. nit ñi jaxal nañu nit ñi sonn nañu te li ko waral yëpp mooy dëgër bopp mais communication moom jàll na. rajo bi di dégg bëccëg yéen a ngi béy seen waar. parce que langue bu nekk Sénégal yéen a ngi koy waxee pour nit ñi dégg na nit ñi dëgër bopp li koy faj nañ mooy ok
jërëjëf saa si waa ñu daal di xaar keneen ci ligne bi ñu jël ko ci 88 628 allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaw sëñ bi allo waa ñu ngi lay dégg bu baax. ñu ngi ziar waa ñu ngi ziar bu baax a baax. ñu ngi lay delloo ziar waa. di nuyu Sud FM yëpp maa si di leen jaale aussi Babacar Touré. ok macha allah jërëjëf ok. di ko jaale waa Sénégal yëpp. di jaale ñi nga xam ne dañuy gën a àdduna si weer bi yëpp. imam xalifa général de kii Niassène ak ñëpp rek gaa ñëpp dañu leen di jàll di leen ñaanal yàlla yëbal ñu àjjana kawe. waaw di wax ne affaire mbas bi ngeen di wax. mais li xalifa général di Tijaan wax suñ mbay si li mu wax. gars yi dañoo doon ta seen responsabilité te ensuite ñoom ni ñu koy gérer ni ñuy gérer mbas yi moo noonu waaw affaire boo xoolee affaire politique bi moo ci ëpp quoi affaire boo ko gérer da nga koy gérer maanaam sérieusement xam ni bakkan doomu aadama yi ñoo nekk en risque te affaire bi affaire boo xam ni comme ni ko sëñ bi waxee rek affaire loo xam ni balaa la donc nit ñi li ñu war def mooy gën a góorgóorlu état bi gën a góorgóorlu si jàppale nit ñi financièrement pas muy joxe ay saabu ceeb ak ay benn kii fële yooyu taxawul daal affaire bi ñoom ñu ngi koy gérer politique boo xam ni te yooyu moo doxu quoi le Sénégal est en danger ñoo def mooy génn alal ji teg ko ci jox ko population bi xaalis bu sécurité dëkk bi comme ni ko américains yi defee fii ñëpp waxuma sax nekk par force toute la famille doom day jot yaay jot maam jot bajeen jot ñëppay jot weer bu jot mais ndëgam ñun nag dañuy considéré comme des pays les musulmans da nga ñoom ñooy def yooyu wax nga ñu en tant que musulman ñu war a am suñu yërmande yërëm Sénégalais yi yow moom di liggéey tey safara bu weeree war nañ ci dolli chaque mois au moins ñu doon loo xam ni di ci mën dimbali ko jox sa jabar jox say doom loolu nag nit ki dañ ko dimbale mais ay saago ceeb fëleeg benn paquet sucre fëleeg yooyu ça n'existe pas avec politique mu ëpp c'est trop 3000 xar yooyu mu joxe aussi si mbas mi c'est bien mais moo na ko profité def ko ci dëkk bi jox nit ñi xaalis nit ñi cash lañu ñu soxla bu ko agent bi de sécurité dëkk bi. ok kon ñu daal di jëlati keneen ci Pape Laye nee na waxtu yi jot nañu kon dañ ko fiy daal di nag yemale ba xibaaru guddi gi ñu gën koo daal di nag yaatal jéggale ci ñi nekkoon ci ligne bi 18h Xadi Seen dina ñëw ci xibaar yi ci yaatal ci kàllaama yi tubaab bu ñu noppee ci jotaay bi seen rubrique Sud Éducation lañ cey toftal Pape Laye Dieng ñu ngi koy jaajëfal bu baax mu pare ci sottanikukaay bi mu ci biti ak jaamu biir gudd fan ak doole la am ak fan ak fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf. Sud Éducation.